ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci le jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci jàmmaarloo yi nga xam ne amoon na ci réew mi ba tax ñenn ci ay doomi réew mi tam daal di ci ñàkk seen bakken bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Baye Cheikh Diop dëkkee ca Yëmbal am ci lu tollook fukki at ak juróom-ñaar moom moomee nag daal nañ koy jébbal boromam foofee nga xam ne itam moom moo di ca Bignona Bounama Silla Sagna nag moom moomee amoon ci ay gaañu mujj na génn àddina mi ngi am ci lu tollook fukk ak ñeent ci ay at daañu dem ca wowale diwaan jokkook suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa teewal mu daal di ñuy wax la nga xam ne rek moom moo ca jot fës ñi nga xam ne itam ay évêque lañ fii ci réew mi daal nañuy woote jàmm ngir rek jàmm daal di dellusiwaat fii ci réew bu Sénégal li ñu xam le moom moo di lu ñu fi nemmeeku fan yi le passé bokkul benn yoon ci li nga xam ne rek moom lañ daan faral di gis fii ci réew bu Sénégal ci la jotaayu xibaar itam daañu dalal ki nga xam ne rek moom moo di Mame Makhtar Gueye di porte-parole bu collectif des médiateurs religieux pour la paix civile ngir waxtaanee li nga xam ne rek moom moo di tolluwaayu jamono am keneen itam di Innocence Ntap Ndiaye di présidente bu Haut Conseil bu dialogue social daañu wax ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb mbokk yi lu tollook juróom ci ay doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ca woowule lim juróom-ñetti fukk cas positif la ñu am ci ñaar fukk ak ñaar ci ay cas contact daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo diwaan bu Thiès ginnaaw couvre-feu bi dogal wi nga xam ne njiit bu réew bu Sénégal daal na koy jël démb ci li nga xam ne rek moom moo di discours am ngir rek daal di toxal waxtu wi nga xam ne ñu ngi ko doon amal couvre-feu diggante Thiès ak itam Ndakaaru daal di koy yóbbu minuit jàpp 5 heures du matin ñi nga xam ne itam ñoom ñoo fa dëkk defuñu dara lu dul di ko rafetlu ndax itam li ñu xamle moom moo di couvre-feu bi amoon na yenn ci ay tënk-tënk yoo xamante ni daal na ko def ci seen ab liggéey mbokki lu ni mel buñ ci noppee daañu ci toftal yéenekaay yi xëyee ni ki tey ji léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon waaye dañuy dem ca Bignona fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo fa teewal télévision Futur Média mu daal di dikkaat ci ndaw loolee nga xam ne amoon na ay gaañu ci jàmmaarloo yi fi amoon ba mujj mu ñàkk bakkanam di Bounama Silla Sagna am ci lu tollook fukki at ak ñeent bu fekkee Boubacar Diassi mi ngi ci bu mu jokkoo bi ñu daal di déggante ak moom mu daal di ñuy wax xibaar yi nga xam ne moom moo fa jot a ruusandi Boubacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. lan lañ mën a jàpp jamono yi ca diwaan bu Ziguinchor. wax nga dëgg jàmmarloo bi ñu commencé woon daroon na trop ci diwaanu Ziguinchor rawatina si ñaari gox yi nga xamante ne ñoom ñooy Bignona ak commune bu Ziguinchor moo am ñi ci am ay gaañu yu tar am sax ñu ñàkk seen i bakkan ci ñi nga xamante ne nag amoon nañu ay gaañu yu tar bokkoon na ci ki nga xamante ne mu ngi tudd Bounama Silla Sagna atam toll si fukki at ak ñeent nekk élève ci classe de 4e nekk donc collégien moom nag moo ñàkk bakkanam tey malheureusement 9 mars de 2021 à 3 heures du matin information bi ñu ko yégee ñu jéem a dellu si gannaaw seet ñaata doomu aadama ñoo ñàkk gum seen bakkam yàlla suñu borom yemal fii bokk donc diwaan bu Ziguinchor ñu jàpp ni bokk mu nekk ñeenti doomu aadama yoo xamante ne ñàkk nañu seen bakkan fii ci diwaan bu Ziguinchor ñu fàttali ni bés bu njëkk mooy le 4 mars dernier Cheikh Ibrahima Koli atam toll si ñaari fukki at mu nekkoon conducteur de Jakarta moom te Baye fekk baax bi ñu wax Baye la moom jot na ñàkk bakkanam te Bignona mu teg si Famara Goudiaby moom mu fekk baax dëkk bi ñuy wax Danki nag ku ko dégg sa xel dem ci ministre Assome Aminata Diatta mi nga xamante ne moom mooy ministre du commerce moom Danki la fekk baax mais it Danki mu ngi nakk ci commune bu Kertiack nag ku ko dégg sa xel dem ci dëkk bi ñuy wax Bessir nag moom la ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko fa la fekk baax kon Famara Goudiaby nekk bàyyi ko ci dëkk bi ñuy wax Danki moom it mu ngi faatu ci ajjuma juróomi fan ci weeru mars ba ñu génn waaye it ki ñuy wax Bounama Sané moom mu fekk baax Tengori moom it atam toll ci fukki at ak ñaar moom tam jot naa gaañu jot naa donc faatu ci jàmmaarloo yi nga xamante ne jot naa am ci Bignona moom it mu ngi bàyyi ko mu ngi faatu vendredi bii ñu génn vendredi le 5 mars 2021 Cheikh. jërëjëf Boubacar cant ak ngërëm ñeel na la waaye tam ñu bàyyi la nga toppal ñu rek lépp loo xamante ni daal di nuyu ruusandi ca diwaan bu Ziguinchor ñeel yàqu-yàqu wala boog doomi aadama yi nga xam ne jot nañ fa génn àddina ci
jàmmaarloo yi nga xam ne amoon na fii ci réew bu Sénégal. keneen itam koo xamante ni daal da ci ñàkk bakkanam di Baye Cheikh Diop nag dëkkee ca diwaan bu Yëmbal moom moomee nekkoon ab mécanicien am ci lu tollook fukki at ak juróom-ñaar nga xam ne rek daal nañ koy boom ci jàmmaarloo yi nga xam ne amoon na fi amoon nañu yéene jokkoo ko suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca banlieue bu Ndakaaru ndax xam ngeen ne Baye Cheikh Diop nag tey lañ ko mujj jébbal boromam daañ ci dikkaat mbokk yi nu mu gën a yaatoo du ñàkk sax balaa jotaay wi di yëkkatiku maa ngi leen ko doon wax sànq daañu dalal ñaar ci ay gan yoo xamante ni fas yéene ñoo waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne rek moom moo di tolluwaayu réew mi bokk na ci Innocence Ntap Ndiaye maa leen doon wax ne que ne moom mooy présidente bu au conseil bu dialogue social. Innocence maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Cheikh. bokk na itam ci ki nga xam ne moom moo di Mame Makhtar ku nekk xam ko ci réew mi Mame Makhtar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. jaajëf Cheikh Diop ñu ngi lay delloo nuyoo di sóoraale ci nuyoo bi mboolem téléspectateur u TFM. jërëjëf ñu tàmbalee ko ci ki nga xam ne moom moo di Innocence Ntap Ndiaye gis nga doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci jàmmaarloo yi nga xam ne moom moo fi amoon fii ci réew mi bokk na ca diwaan bu Sikicoor mu doon foo xamante ni miin nga ko lool yan kàddu nga yëkkati jëmale ci wàll wi. waaw damay dellu si rek. nuyoo waa Sénégal. nuyu waa TFM parce que yaa leen ma dalal fii. waa Sénégal ñi nekk si réew mi ak ñi nga xam ne ñi ngi bitim réew. loolu weesee ma daal di jaale. duma famille yëpp. ndax mbir mi fépp la laale. du rek ñi nga xam ne dañu ñàkk seen bakken ci diwaanu Ziguinchor. ndax ci sama fàttali bu gàtt am na ñoo xam ne d'abord ci banlieue bi la fii. cité nga ko muy ndaw Baye Cheikh Diop. ak koo xam ne gaañu na Parcelles defe naa démb. kon di jaale seen famille yëpp. di jaale nation bi. di jaale nation bi parce que dañoo bokk ci nga xam ne ñoo nar a yor réew mi ëllëg muy ay ndaw parce que ku xayma seen at. ay ndaw ñoo génn àddina kon yal na leen yàlla yërëm. amiin yaa rabbi. yal na yàlla jox seen ay waajur xol bu ñu ko muñee. yal na yàlla jàppale ñu ba xale yi seen génn àdduna du nul parce que nag bu ñu sañoon ñu des fi ba tey parce que seeni at daanaka xamuñu dara ci àddina mais yàlla fii la ko jaaralee comme nag ay jullit lañu dañoo gëm yàlla dañu ñaan su seddee seen kaw te ñu jaaree fi nag am liñ ci jàngat tout à fait man looloo tax ma teewee fi tey. di leen di sant di leen di gërëm. jërëjëf du ñàkk itam lu ni mel daañ ko gën a yaatal gën ko itam càmbar maa ngi leen doon wax ne que ne am nañ Mame Makhtar lan ngay àddu ci doomi aadama yi nga xam ne jot nañoo ñàkk seen bakken ci réew mi jàpp naa ne benn nit bu génn àddina rek lu rëy la sàkkamtuma la ak nag fu ñuy demee bay wàññi fukki nit ak lu teg yoo xamante ni daal nañu génn àddina ci fan yi li nga xam ne moom la ñu génn. waaw jërëjëf Cheikh Diop. xanaa di beral nuyoo rek suma umpaañ. soxna Innocence Ntap Ndiaye. bi ma ko gisee tey ci plateau bi sama xel dafa gën a dal. ndax ñëpp xam nañ taxawaayam ci réew mi. ci dox tànku jàmm. ak di ràbb diggante yi. chantier bi ma mujj am ak moom yéen ñëpp suivre ngeen ko moo di les ex-contractuels de la Sénélec. waaw ñu nekkoon ak moom en partenariat ba ñu ngi sant yàlla dossier baa ngi avancé yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaayam. amiin yaa rabbi. mbir mi nag umpaañ wax na ko léegi. réew mi yëpp la teg tiis wu rëy rawatina ñi ci loru ay tuut tànk lañ ndax tuut tànk werante amul ne mooy avenir u réew ëllëg. waaye du tere nag dinaa dellu leeralaat ni. que le collectif des médiateurs religieux pour la paix civile. te cet homme de paix di abbé Jacques Seck jiite ko. ñu toftal ci ay ilimaan ay ulamaawu yu askano Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène
xel demul ci ñuy jaay pànk ak dooj naan dañuy dugg ci dossier judiciaire bi di ci lëx-lëxi ce n'est pas notre rôle kon ñun wujjeewuñu magistrat yi wujjeewuñu juge yi wujjeewuñu avocat yi waaye dafa nekk aada ci réew mi chaque fois boo amee une crise politique wala une crise politico-judiciaire pendant que justice a ngi def liggéeyam ca beneen wet ga ay mag ci wàllu diine ci wàllu aada jóg ñoom itam def seen i wareef c'est-à-dire dugg ci askan wi di wax ak ñoom ngir limiter les dégâts yore seen satala ndox fu ñu gis ferñeent fay ko kon ñun jotewu ñoo dara ak avocat yi ba tax na yéen tàmm ngeen di wax naan une médiation pour être crédible doit être à équidistance des parties wolof ne dox tànku jàmm pour mu mucc ay fa mu tëddee njaaxaanaay loolu rek a taxoon ñu ne woon dinañu wax ak ñaar ñi seq mbir mi parce que mbir mi mu ngi ci loxo Ousmane Sonko ak Adji Sarr au début c'était une affaire privée buñ ko yemale woon ci cadre boobu du ñu egg si fii politiciens yi ci dugg ñoo xam alors kon nag bu ñu Ousmane Sonko dalalee le samedi 27 de 16h à 17h30 wax ñu xalaatam jox ñu sa version pas pour ñu àtte ko waaye pour ñu gën a am gànnaay pour mën a dox li ñu war a dox ndax indi dal ci askan wi alors jaadu na de l'autre côté ki ko tuumaal ñu jox ko les mêmes droits parce que Adji Sarr a les mêmes droits à la parole que Ousmane Sonko waaye ñu xañ ñu ko ne doo leen wax ak moom tooñ nañ ko lor nañ ko te gën nañu accréditer ñaaw njort bi doon wax naan lii complot la voilà kon nag loolu laa doon wax ñi nga xam ne ñoo gàllankoor collectif bi Abbé Jacques Seck jiite te ànd ceeg ay imam léegi nag yàlla dafa dogal démb li tubaab di wax décrispation am na décrispation bi nag am naa yaakaar ne ñi ngi ci war a delloo njukkal bari nañ man maa ngi koy tàmbale ci l'institution judiciaire parce que xam nga juge d'instruction bi dafa nekkoon ci benn sëlëbe yoon mënoon na basculer d'une extrême à une autre benn extrême bi mooy mu décerner Ousmane Sonko ki nu mu tuddati yóbbu ko kaso nag ngeen koy waxati sax mandat de dépôt beneen extrême bi alors moo di que mu defal ko un non-lieu total waaye yàlla dogal na mu daal di couper la poire en deux parce que am na possibilité liberté provisoire ak possibilité n'est-ce pas contrôle judiciaire boobu la def voilà loolu nag tax na mën nañ jàpp ne jur na un vent de décrispation un vent d'apaisement naka jekk président Macky Sall ci boppam ci message wu 31 décembre bi passé wax na ci boppam ne effectivement moom en tant que chef de l'exécutif ayant sous son autorité le parquet parquet bi am sous son autorité le procureur am sous son autorité les magistrats instructeurs wax na ne des fois dina am ay dossiers yoo xam ne bu ñu téyee nit dëkk bi mën na tàkk. daañu ci ñëwaat Mame Makhtar nu mu gën a yaatoo mbokk yi xam ngeen ne leen loo xamante ni namoon nañ ko amal ci réew mi di marche pacifique bokkoon na ci bis ki tey ak itam ëllëg waaye mu mel ni lu ni mel mu mel ni nag mouvement pour la défense de la démocratie daal dina koy ajandi rek ba jëmmi jamono li ñu xamle moom moo di daañu amal ab waxtaan ni ki tey jii nag ca siège bu Pastef wax itam xeex wi nga xam ne nag ñu ngi koy xeex mu ñeel wàllu démocratie fan lañ ci war a jëm nag wax itam ñuy sàkku rek ñuy daal di bàyyee ñi nga xam ne daal nañ leen di xañ ngelaw lu féex te ñu dippee leen ay prisonniers politiques ñoom ci seen bopp ñuy sàkku rek ñu daal di leen di bàyyi lépp lu jël nag wàllu doxu ñaxtu itam ñu ngi xam rek ne daañ ko amalaat nu mu gën a yaatoo waaye ci jëmmi jamono lay doon tey bu ñu demee ca siège Pastef ca siège bu Pastef nag ci jano yi nga xam ne ñu ngi koy amal ak way taskatu xibaar yi daañ ko gën a yaatal keneen koo xamante ni wax na ci tolluwaay jamono nag di sociologue bi di Selly Ba moom moomee nag jàpp ne xelam dal na bu baax a baax ci discours wi nga xam ne njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall daal dina koy fësal naka noonu itam wax na yenn ci ay yoo xamante ni am na ci langue ko politique bi nag te ñu rek néew ko gis ci ay gët leneen itam loo xamante ni daal na koy wax di sàkku jàmm daal di sax fii ci réew bu Sénégal dañu teewlu ay kàddoom moom Selly Ba ci micro Chérif Dia. kontaan ci message président de la République message boo xam ne dafa dalal xel yi nekkul message réactionnaire sinon duñ ci génn
defe naa ci loolu lañ doon xaar ñu ngi koy gërëm di ko sant peut-être aussi lan laay mën a analyser ci message bi rek mooy dama gis ni message bi jël na en compte en tout cas comprendre na dunduwaayu askan bi ak dunduwaayu jeunesse bi mais aussi lu ma ci mën a jël wax rek mooy aussi dama gis ni problème de vision daal ci wàllum xëy bi dafa des autorité politique yi amuñu une vision claire de l'emploi di jël xaalis di ko xëpp naan dinaa dugal fii 300 milliards affaire yi du xaalis mën ngeen dugal nañ fi xaalis bi dul jeex mais lan la ñu gis ci terrain bi parce que problème mu xëy bi problème mu central la ci dëkk bi ak leneen lekk geeg naan gi defe naa ne ci foofu lañ leen di xaar ñetti at yi di ñëw foofu la ko war a énergie bi foofu la ko war a dugal ñu teg ci suuf lu jëm ci wàllum 3e mandat et cetera. Sonko aussi il faut que autorité religieuse ak yeneen kàngam gis ko pour mën a aussi apaiser parce que di génn chaque 15 jours wala chaque weer di def ay descentes yu wane si loolu je pense que jël en otage dëkk loolu soxlawuñ ko. moom Selly moom moo nekkoon ganuk info du matin fii ci télévision Futur Média ñeneen itam ñoo xamante ni daal nañuy àddu ci tolluwaayu réew mi di évêque yu Sénégal naka noonu itam ñuy sàkku ci ñi nga xam ne rek ay ndaw lañu di fii ci réew mi ñu jiital jàmm ci lu mu mënti doon ndax itam jàmm doon na loo xamante ni rek moom mooy mandargaay réew mi ñu ànd ci ak Modou Fall. église bi ngi wax ak ñun yëkkati ay kàddu gannaaw manifestation yu tar yu ñu nemmeeku ci juróom-benni fan yu ñu génn fii ci réew mi mu nekk ay manifestation yoo xamante ni fukki doomu aadama ñàkk nañ ci seeni bakken boobule situation nag contexte bi ñu toll tey jii moo ko favoriser. des événements graves qui secouent actuellement notre. événement yi dal ci réew mi ci contexte bi nga xamante ni Covid-19 la wane na li nga xamante ni. moo nekk ci li nga xamante ni moo di violence bu ñu mën a dugal ci guuta susceptible de menacer notre cohésion sociale. naxari ko lool église bi di incliné wu ci kanamu sénégalais yi nga xamante ni faatu nañ ci manifestation yi lay. Comment ne pas nous incliner avec douleur et contrition devant la mémoire. faaw nag ñu naqarlu faat gi nga xamante ni faat nañ ko ay doomu sénégalais. waaye itam di incliné wu ci seeni mémoire ñaawlu itam blessé yi nga xamante ni danañu am ay séquelles ba faw. Des blessés graves vont porter les séquelles de notre violence durant le restant de leur vie. archevêque bi woo mbooleem sénégalais ci am ab responsabilité bu mat sëkk ngir lu mu jàpp ni jàmm moo di wurus. lu ñu war la te lu ñu war a def la xëy na suñu àq ak yelleef mën nañ ko ñaxtu waaye tamit fexe ba lépp lu ñuy def ñu def ko ci jàmm ngir suñu dund ñoŋ te lii yëpp mu ngi mën a lalu ci ab dialogue ndaxte jàmm fu mu amul dara amu fa. église bi nag lu mu sàkku ci Sénégal ak mboolem Sénégalais yi moo di ñu dund ci concorde jàmm ak lii di stabilité ndaxte yii de moom mooy facteur yi nga xamante ni rek moo ñu muñu yóbbu ci li nga xamante ni mooy essentiel. ñoom ñooñu nag di woote jàmm ci du évêque yu Sénégal Innocence Ntap Ndiaye mu mel ni itam seeni ay kaddu am na solo gis nañ fi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kadduk di xalifa généraux yi fii ci réew bu Sénégal doon àddu rek ngir jàmm daal di desaat ci réew mi. waaw defe naa ne tey. kuy wax ku ne. jàmm dellu si réew mi la ñu wax. may nuyu bu baax Matar. bi nga xam ne comme ni mu ko nettalee rek. léegi ñu liggéey ci ay dossier ndax kuréel bi nga xam ne moom laa jiite président de la république son excellence Macky Sall moo ko samp mu samp ko nag pour ñaari mbir pour ñuy liggéey ak waxtaan ak liggéeykat yi ak ñi nga xam ne ñoo yor bërëb liggéeykaay bi ak gouvernement bi nga am ay conseillers nag yu baax yoo xam ne ñii ci gouvernement la ñu nekk ñii ci syndicat yi ñii ci patronat bi terewul bi mu ko tegee ñun ñu ne duñu yemaale ci ñetti kuréel yooyu ñu dem seeti chef religieux yi parce que ku xam Sénégal nu mu bindoo chef religieux yi dañ fi am solo ndax stabilité réew mi yëpp indépendance bi léegi li ñuy wax l'exception sénégalaise dafa am ñu def suñu ay mission dem Touba dem Tivaouane
dem Ndiassane dem Pire dem Yoff fu ñuy tegee pour dem Kaolack si la yàlla mi dara tërul suñu xalif yooyu yëpp ndeysaan daal di wëññeeku yàlla na yàlla yokk seen leer taas ñu ci seen barke parce que barke bi mu ngi fi ba tey parce que li ñu jóge bu ñu yegsee fii man de wër na ma ni Sénégal ñu ngi trouver solution ci seen ressort seen ay levier yoo xam ne moo fi ne kenn ñëw àtte ñu kenn ñëwul wax président de la République si responsabilité am parce que discours am dinañ si wax mu ne je suis un chef de famille. discours bi dañ ci wax waaye laataa loolu kàddu yi nga xam ne évêques yi daal dañ koy yëkkati sa gis-gis ci loolu. mais évêques yi ñoom yàgg nañ ko def. lu fi yëngu nañ siy dox ndax balaa lii ñëw amoon na yeneen kii yoo xam ne amoon na fi. mais dañ si taxaw boobu mu ngi fekk maa ngi nekk si beneen position nekk ministre d'État auprès du président de la République mais mu amoon fi ay yëngu-yëngu yu metti cathédrale xaw ma ndax yaa ngeen koy fàttali. keroog. ñu dox ci tànku jàmm ak ñi nga xam ne moom lañ ko seqal kon nag dañuy sant yàlla ba mu bëri ndax bu nu mënee ñëw ba ñëw fii ci dal ba mën a waxtaan dafa am loo xam ne moo fi jaar te li fi jaar mooy événement am na mercredi jeudi vendredi ñu xaw a dallu samedi mercredi xale yi taxawaat yaa ngi dégg ñu ñëw mardi président wax sant yàlla président nag dafa am loo xam ne médiation du ma si wax torop parce que moom xam na ni may liggéeyee médiation narul nekk public li ñuy dox boo leen bëggee mu am résultat li ci bëre mu bañ a feeñ sax moo gën. D'accord. parce que loolu dafay fokk si crédibiliser action bi. D'accord. day tax aussi ñeneen balaa ngeen ñëw ñu préparer ay stratégie parce que aussi am na ay yàqkat am na ñoo xam ne bëgguñu Sénégal am jàmm ñun loolu bu dee dëgg-dëgg dañuy analyser xam nañ ko ci biir réew mi ak ci bitim réew mi am na discours boo xam ne du mu si dugg mais aussi damay analyser damay xool environnement au niveau national damay xool environnement au niveau international xool environnement au niveau sous-régional donc loolu yëpp ay éléments li ñuy wax ñun ci juriste parce que man juriste la des faisceaux d'éléments qui font que bu ñu ko taxalee mën na indi leneen kon sant yàlla bi évêque yi waxee sant yàlla bu kilifa diine yi jógee seet président sant yàlla bu président waxee am na nag loo xam ne foog ma wax ko parce que président dañu ne dafa yéex a wax président yéexul wax daañu ñëw ci discours bi waaw déedéet wax fi mu waxee laa wax fi muy waxee président yéexul wax xaarul ba lii am muy wax discours président dañ koy bâtir président dina am ay information président du tëb rek wax parce que dafa am loo xam ne duñ koy analyser ci biir du stratégie sax de communication c'est-à-dire yow mënoo fi def ay kuréel yoo xam ne dañ fi nekk xam gis ngeen man def naa communiqué génn ci soleil bu samedi may ma rek médiateur wax na Idrissa Seck président conseil économique social et environnemental ma koy nuyu au passage mu wax dafa am ay structures intermédiaires ay autorités intermédiaires yoo xam ne ñoo nar a porter message bi moom mu door a ñëw. d'accord daañu wëyal wax ci discours wi nga xam ne gis nañ fi ñoo xamante ni ñu ngi séq langue politique bi daal di ko yëkkati waaye itam bokk na ci njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall laata loolu rapidement Mame Makhtar donc gis nga évêques yi génn daal di jébbal ay kàddu askan wi ngir rek jàmm daal di dellusiwaat ci réew mi. waaw évêques yi day wax dëgg yàlla dañu nekk dans leur rôle. parce que bu ñu fàtte ne ay kilifa diine lañu. ñu ngi leen di sant ci. seen kàngam bi ñëw ànd ak ñun ci couleur bi te jiite ko di Abbé Jacques Seck nga xam ne turam boo ko déggee rek symbole la ci wàllu dox di jàmm ak suuxat jàmm voilà kon nag am naa yaakaar ne fii réew mi toll amul kenn ku war a toog sur la touche comme ni ko footballkat yi waxee naan suma yoon newu ci ndax jàmm balaa ngaa xam valeur am nga ñàkk ko kon nag nañ ko téye ñun ñëpp ak fukki loxo pour mu bañ ñu rëcc parce qu'il ne faut pas oublier que dans la sous-région soxloolu ma di leen tudd dëkk yu bari dañu nekk en ébullition pour l'instant Sénégal moo def exception nekk un îlot de paix dans un océan en turbulence kon nañ ko téye ak fukki loxo
bañ mu rëcc ñu xawoon nañu rëcc nag. waaye yàlla def na ci sutura. waaye bu ñu naagu. nañu yokk jéego yi ngir jàmm ji gën a suuxat. te moytu tamit les propos de violence et de stigmatisation des jeunes. kooku baaxul. ndax y a un ministre de la République soxlu ma di ko tudde bu dem ca France 24. explication bi mu joxe ci situation bi nee na oui il faut comprendre. jarul ko ndax itam nettali histoire mën nañoo yóbbu ci leneen. yooyu la nañu bàyyi wax nañu non démb la ko def. na ko bàyyi. waaw mais jarul ñu koy expliquer ndax itam njiit bu réew bu Sénégal donc bëgg na jàmm ba tax mu génn. daal alors njiit bu réew mi. ñun mënuñu ko saluer. son message d'apaisement. ndax def na loolu le premier médiateur de la République du Sénégal di Ousmane Camara di wax. mu di le règlement en équité. ndax di nga gis mbir. boo xam ne yoon am na ci àtte yu dëgër yu mu teg. waaye buñ ko jëfee la muy yàq mu ëpp lu muy defar. ñu daal di jaar ci suuf jëfandikoo suñuy ressort culturel et traditionnel daal di ko utal saafara te kenn du loolu. loolu le président de la République def te ñu ngi ko ciy gërëm. alors léegi nag xale yi nañu fexe di wax ak ñoom. Sur un ton plutôt pédagogique. ndax ñun tàmbali nañ ko. ñu ngi jëfee loolu l'éminent sociologue Djibi Diakhaté di wax ne il faut une approche pédagogique et inclusive. parce que on leur a dit et on ne cessera de le dire. yii ngeen di yàq yéen a ko moom. pour prendre le cas de cette grande surface là ba ma bañ a tudd markam. d'accord toj ngeen ci 10. mais dès demain il y aura plus d'une centaine de jeunes comme vous. qui vont aller au chômage. parce que bu ñu fàtte ne France moomul. grande surface yooyu daf ko bokk avec des opérateurs économiques sénégalais. ay doomu réew mi. voilà bu ñu fàtte ne am na téeméeri entreprise commerciale et industrielle yuy sous-traité. avec cette grande surface là. xam nga ñooñu dañu mujjee créer des emplois indirects. qui sont des jeunes et qui se retrouvent au chômage. et je termine ci wàllu dànkaafu bi par un propos bu ma rafetlu bu jógee ci le président de l'association des gérants de stations d'essence mu di Ibrahima Fall. wax na ci lu gën a am solo dafa ni. li ngeen jot a taal ci ay station essence xëy na marque bi ak label bi moo nekk un label français mais en réalité ay sénégalais ko moom. voilà kon yooyu na ci xale yi bàyyi xel xam ne qu'ils sont en train de détruire leur propre bien. nga xam ne ay jeunes comme ñoom vont être déversés au chômage kon ñàkk xam la rek. nañu leen xamal loolu te bañ leen stigmatiser. wala di leen vilipender. bu ñu xoolee doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci li nga xam ne moom moo di jàmmaarloo yi seen i at bu ñu ko nattee toll na ci fukk ak ñeent jàpp ñaar fukk ak juróom ci ay at mu mel itam njiit bu Pastef Ousmane Sonko daal nay génn di sàkku ci ñu daal di leen di ndàmp njiitum réew mi itam génn itam ne lépp loo xamante ni war na ci mu jëm ci ay ndàmpaay daañu ko def ba mu mat sëkk. waaw man discours président man dama koy rafetlu. te dafa wax fi mu nar a waxee. ndax dafa xaar les institutions judiciaires. ba mu wuyu ci. ba ñu joxe ñoom seen avis ci situation bi. mu door a wax. parce que tamit nit ñi toujours dañuy naan il faut respecter les institutions mais defe naa xamuñu loolu lu mu wund. ñetti pouvoir la ñu am exécutif. législatif ak judiciaire bu ñu leen respecté wul dëkk état du am ñun loolu lañ ñu jàngal te wax dëgg ma lay sant aussi ci profito di gërëm ñi nga xam ne tamit ci ñoo ma jàngal. ay professeur Serigne Diop constitutionnaliste ñi ngi fii Babacar Kanté bi ñu nommé keroog dialogue politique commission politique muy sama professeur. ma bés bu ne dama leen di sant état dafa am fondamentaux te loolu dafa nekk ci ay fondamentaux donc loolu foog loolu ñu seet naka la ñuy def ci ay formation à la citoyenneté parce que xale yi li ñu def dañoo xamul Auchan man mii Innocence damay encadrer ay femmes yoo xam ne dañuy defar ay yéet ay géej di ko fa yóbbu. D'accord. français xamul géej xamul yéet mais ñoom dañ koy defar ñu jàngal leen emballage ba ñu am seen norme respecter norme yi ITA jàppale leen ministère du commerce ñoom ñu dem am agrément foofu di livrer foofu ñu leen di fay mu nekk seen source de revenu ñu siy dundee di jàppale ñeneen kon loolu xale yi mënuñu ko xam mais message dafa am solo message booy joxe communication yéen yaa leen ma ko gën a xam dafa graaw
communication dafa am ñu ko moom ñu ko moomul moomuñu ko. ngeen may ma rek foog loolu mu am lu ma si wax parce que xëy na nit ñi duñ si may xel. mooy affaire Auchan yi parce que foog ñu wax tudd ko Total. ay français lañu. bëri na ci ay biens publics lu ñu yoo xamante ni toj nañ ko tënk rek. parce que dafa am message boo xam ne moom la ñuy jàllale man gëmuma ay détenu politique Sénégal amul. détenu politique mooy koo xam ne délit d'opinion. délit d'opinion amatu fii dëkk yu bëri amatul surtout Sénégal mais message boo nee France dégage loolu bés bu ne ñu dégg ko ci médias yi donc xale yi loolu la ñu intérioriser. mettre ça en œuvre c'est tout donc aussi kuy atte da ngay waxtaan ak acteurs yëpp ne leen seen message xoolaat leen ko ni ngeen di waxee parce que man ni may comprendre ak keneen koo xam ne jàngul te taux d'alphabétisation bi xam nañ ko xayma nañ ko temps yële gis naa benn rapport lan moo ci responsabilité état nga baal ma responsabilité état ci lan la ci loolu responsabilité état def naa fi may waxee ba tey xamoo ko dafa am ci acteurs yi koo xam ne mooy porter message boobu te multinationales yi comme ni mu ko waxee ay sénégalais ñoo fay liggéey ñun ñi ngi liggéey ci sénégalais yi gis ci seen bopp liggéeykat yi fay nekk gis ci seen bopp askan bi par exemple si on prend yeneen secteur yu mel ni pétrole gaz yi ñuy tudd nii communauté yi nga xam ne ñoo nekk ci environnement exploitation yi ñu gis ci seen bopp donc dafa am liggéey boo xam ne par exemple ñun au conseil ñu ngi koy def boo xam ne peut-être ça saute pas à l'œil nu mais ñu ngi koy def mais ay Auchan yooyu nit ñi amuñu benn message boo xam ne dañ ko nar a di ko lancer bu naan France dégage parce que nit ñi dañ koy xoolee comme France moo fi ne donc dañ leen di toj te loolu c'est un message boo xam ne benn acteur moo ko porté donc loolu de question responsabilité état responsabilité acteur bi d'accord Mame Mactar ñu gis ne que ne njiit bu réew bu Sénégal mu mel ni dégg na ndaw ñi message bi nga xam ne ñu ngi ko doon véhiculer boobaak léegi bokk na ci lu ñu doon artu moo di xëy beeg démocratie beeg yeneen yu ni mel bu fekkee taxaw nañ ci li nga xam ne rek moom moo di politique d'emploi bi tey fii ci réew bu Sénégal man kay bi ñu waxee ne président day yëkkati kaddu bu juróom-ñetti waxtu jotee xawoon naa am tuuti inquiétude. ndax dama ragaloon mu politiser son discours. waaye alhamdulilah daf ko humaniser. parce que am na baat bu am solo bu mu yëkkati nee na dama taxaw fii tey comme père de famille sama xel dal di dal. yemu ci annoncé na des mesures fortes parce que nee na dina fexe ba njabootu ñi loru ak njabootu ñi ci ñàkk seen bakken non seulement dañ leen defal mais dañ leen jébbal ay ndàmpaay loolu am na solo. wax jël na tam benn décision bu am solo moo di ñun yàggoon nañu di naxarlu cette incongruité xam ni ñu koy waxee ci wolof. ci le maintien du couvre-feu. parce que vaccin yi ñëw na alors loolu tam woyefal na ko. dootul 9h 21h léegi minuit la. mais surtout jël annoncé na des mesures fortes ba chiffré na ko sax. ci wàllu jàppale tout tànk yi pour le financement de projet am na yeneen mesures fortes yu mu annoncé ci jëm ci. étudiants et les jeunes diplômés sans emploi. Alors loolu mooy wàllu président de la République en tant que détenteur des cordons de la bourse waaye Ousmane Sonko itam il ne doit pas être en reste dëgg la il ne détient pas les cordons de la bourse waaye ñu ngi lay ñaan yow Ousmane Sonko xëy na amuloo ay millions yoo jox famille yi loru waaye mën nga sol sa dal dem nemmeeku leen. wax na ko pourtant wax na ko. ah alhamdulilah. nga dem nemmeeku leen parce que yooyu yëpp dana contribuer ci gën a indi ngelawu xel mu dal ak ngelawu jàmm ndax moom la réew mi soxla ndax sama umpaañ wax na ko léegi damay naan sama umpaañ ndax borom këram yàlla na ko yàlla réew nijaay la ci man alors ndax wax na ko léegi boo gisee ñun ñu toog fii di waxtaan à l'aise c'est parce que dëkk bi dafa am jàmm kon nag jàmm balaa nga koy xam valeur am rek nga ñàkk ko te yàlla ñu si yàlla musal. bokk na ci ñuy wax yu bëri mu di projet yi nga xam ne dañ koy financer fii ci réew bu Sénégal ñu bëri ci ndaw ñi lott nañ ngir jote ci yooyu les projets ndax itam gouvernement bi warul waat amalaat ab taxaw seetlu xool doxalin wi. waaw je pense que loolu xale yi yàgg nañ ko jàmbat. waaw parce que bu fekkee dañuy octroyer des soutiens à la tête du client ni ko tubaab bi waxee. day indi injustice. kon nag président Macky Sall bu mu yem ci annoncer mesures yooyu rek. ba pare chiffrer ko. waaye itam na ko utal une commission boo xam ne nañu fexe ku nekk gis ci sa bopp bu mu bàyyi rek ñi nekk ci nguur gi gérer ko.
nañ ci dugal des structures indépendantes par exemple société civile. par exemple ku mel ni waa au conseil du dialogue social ñoom mën nañ bokk ci kuréel boobu pour ñu xool ndax anam bi ñuy jébbale xale yi ces soutiens financiers pour le financement des projets pour mu bañ a ànd ak benn parparloo parce que sinon dañuy delluwaat à la case départ incha allah. d'accord Innocence ñu gis ne que ne nekkoon nga ministre de la fonction publique su ma juumlee. voilà donc lan moo tax mbir mu ni mel état bi mënu koo régler ba suñu jon yàllaay tey. waaw balaa may ñëw foofu sax je pense que dafa am loo xam ne Mame Matar Gueye daf ko wax. bu am solo message. j'en reviens. man nag du ma waxagum ak Sonko. waaw sama frère la bokk suñu Casamance. waaye dinaa wax ak moom ci yeneen fànn. parce que mbir mi booy ut dafay am nooy ute. discours bi mu def démb man yàgg naa ko dégg parce que kuy wut dafa ute ak ku yore ba pare. toog di gérer. lu dëgg yéen bañ ngeen ba da ngay wax léegi vaar loo fi wax ñu tegaatal la ko kon nag yal nañu yàlla dimbali bu ñuy wax ñu analyser situation yépp crise bi fu muy amee. man dama ne c'est une crise c'est un bilan de la Covid man noonu laa ko jàppee. man aspect politique bi géré wu ma ko li ci dugg. géré wu ma ko. li ñu bëgg a def dichotomie naan tey Sénégal kii la ak diw la bëgguma egg foofu. pour man c'est un bilan social de la Covid. donc mesure corrective yi président indi. moom joxe na chiffré na donc yéex a wax bi yëpp defe naa loolu bokk na ci. parce que doo wax ba pare ne maa ngi dem dellu ci après demee ma ñëw wax leen lan mooy samay proposition. la solution est globale joxe na solution discours am sant yàlla dara politique dugg ci. il a fait le bilan social de la Covid defe naa ne ñëpp xam nañ dafa lëmbëre réew yëpp. metti lool. gën a metti nag ci pays en sous-développement bu en voie de développement Sénégal mesures yi ñu jël mu nekk ay mesures yoo xam ne elles ont été pour la plupart en tout cas conseillées par le corps médical ñu leen di sant au passage pour seen liggéey le personnel de santé avec à sa tête le ministre Abdoulaye Diouf Sarr parce que c'est pas évident de gérer une telle crise mais à côté ñu wax ko aussi dafa naroon am un bilan social bi parce que président jëloon na ay kii mais daf ko jël pour liggéeykat yi mais bilan social bi mooy structure yi nga xam ne ñooy gérer le social ñu mën di mesurer impact Covid bi ci chaque étape xam nga Covid bi foogoon nañ ni ñetti weer la première évaluation bi dañu ne woon fii ak ñetti weer léegi dem na ak mars ba mars dellu si xale yi dañu bokk ci corps social bi tranche d'âge bi ñu wax fii dañ ci bokk am na ñoo xam ne ñu ngi jàng bi gis nañ problème yi ci am na ñoo xam ne ñu ngi ci seen ay métier wax ngeen fi mécanicien wóor na ma il n'est pas formel donc il est informel donc Covid bi dafa am effet direct sur les acteurs du secteur informel man de wax dëgg au conseil du dialogue social ak ñi ma àndal def nañ fi jotaay bu am solo Amadou Hott moo ko jiite woon mu ñëw ñu def diagnostic bu clair sur 5 familles d'acteurs du secteur informel mécaniciens yi ci lañ bokk uude yi ci lañ bokk tailleurs yi ci lañ bokk jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci transformation bi ci lañ bokk ñu jébal ko gouvernement bi pour que post Covid bi ñu jël ko en charge keroog artisans yi gis ngeen ci lañ bokk am nañ lu ñu leen jox am nañ lu ñu leen dimbali mu des yeneen corps de métier yi ba keroog ministère des finances woo na ma de l'économie woo nañ ma ñu woo ma di ma laaj kuréel yi nga xam ne moo jiite cordonniers yi ak menuisiers yi kon nag yaakaar naa ni gouvernement bi mi ngi woon sa yoon ba waaye xam nga koo xam ne day xëy sama question ba tey parce que xale yi saa su foofu la nekk ñu nekk ñuy lottu ci safaral jafe-jafe ndaw ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi sàkk li nga xam ne moom moo di xëy dama commencer ci emploi informel bi parce que informel bi ci la gën a méttee ñi nga xam ne dañu am seen ay projet mi auto emploi ndax tey loolu c'est mondial
emploi salarié dafa amatul fenn wala mu raar wala mu nekk ci administration te defe naa fonction publique mi ngi recruter mais ñi nga xam ne dañu am seen ay projet auto-emploi am seen formation pour gérer seen affaire loolu tamit des na wóor accès au financement mu metti ci ñoom parce que effectivement ñun dañ ko def constat def nañ le 20 décembre bi affaire mbëkk mi bëree ci réew mi ñu naan ay 400 morts ñu jël gaal yi ñu def un constat def ko une activité importante ak 40 jeunes yoo xam ne dañu jógee ci centrale syndicale yi Djibi Diakhaté bi muy wax moom la ñu woo Djibi Diakhaté ñëw ak beneen soxna bu INSAS mu ñëw madame Fambaye ñëw defal ñu wax dëgg discussion yu leer mais biñ ko defee dañoo jël rapport bi jébbal ko gouvernement bi pour won leen ni kuréel li ñu fi def yëpp ñoom ñëpp ñu teewee nag may sant seen ay directeur ñoom ñëpp a ñëw FONGIP ñëw na DER ñëw na beneen ba 3FPT ñëw na ñëpp ñu ONFP ñëpp a ñëw teew xale yi wax seen xalaat tamit ne leen ñun échantillon boobu de li ngeen di liggéey egsiwul si ñun bureaucratie munul gàllankoor liggéey bi nga xam ne président daf ko fi def donc loolu yëpp mu nekk ay correctifs yi ñu nar a def c'est defe naa discours président wane na ko daañ ci ñëwaat gën a càmbar li nga xam ne moom moo di discours bi Innocence Ntap Ndiaye waaye itam xam ngeen ne bokkoon na ci li gën a fësal génnuk ndaw ñi di bi ñu jàppee Ousmane Sonko bi ñu ko bàyyee itam jàmm daal dina dellusiwaat fu ci mel ni diwaan bu Ndar Géej ci suñu ay ndaw itam dem rek daal di jokkoo ak ñenn ci ay gérant yu station ak itam ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu njënd ak jaay te itam ñu yàqoon seeni ay yëf nag daal di leen jox micro bi ngir rek ñu amal waxtaan ak ñoom waaye itam ñu ngi ñaan bu baax a baax yenn ci ay doxalin yoo xamante ni ndaw yi doxalee nañu ko ndax itam lépp lu ñu yàq lu nekk rek ay doomu réew mi ñoom ñoo ci ñàkk seen ak alal ñu dem ca diwaan bu Ndar Géej déglu reportage yi nga xam ne Ousseynou Diop Habib Seck daal nañ koy def. quartier yëpp amoon ay jafe-jafe ci bisuk aljuma bi ñu génn mbir yi tàngoon lool ay station d'essence ñu daal koy taal magasin yoo xamante ni dañ ko toj jël la fa ne waaye nag ay waxtu bi ñu daal di bàyyeeg Ousmane Sonko léegi jàmm ji desiwaat na ci diwaanu Ndar Géej dem beeg dikk bi amatul benn jafe-jafe waaye nag ba léegi xool yi jafe-jafe bu ni mel mi ngi ci des. li ñuy yàq du état bi moo ko moom directement. ay nit yu dëkk ci dëkk bi jël seen xaalis seen alal investir ko ci ay doomu sénégalais di ci liggéey moom la ñu yàq donc vraiment suñu sañoon ñëpp delloo ci seen xel. bu mu amati quoi vraiment loolu moom ñu ngi ñaan ñëpp quoi ko ci mën a jàpp ci te lii bañatee am quoi vraiment ñu ngi koy ñaan quoi waaw cri de cœur la boo xamante ne vraiment ñu ngi koy ñaan ñëpp. ci bërëb yi nga xamante ni jafe-jafe yi amoon na fa ba ñu taal ko wala boog ñu jël la fa nekkoon. la ñu fa ñàkk ci koppar kenn mënu ko xayma. clim yeeg genteur yeeg bàyyiwul fi dara mais suñu tër yi sax dañ ko yóbbu. ay millions centaine de millions dañ fi yóbbu waaw yàq suñu liggéey yëpp ñu ngi yéey di chômer léegi waaw fi la amee dépense fi la daan wutee lu ne fi la daan amee lépp xañ nañ ko. Ndar nag ñu xamoon ko mu nekk dëkkub teranga waaye tey jii ndaw ñi ba ñu génnee teranga joojee dañ ko salfaañe wane seen i naqar génn yi yàbbi ci la leen naqar yi. loo soxla da ngay ñëw nga jënd nga dem te ay sénégalais ñoo ko doon di ko jaay. waaw kon loolu tey am na loo xamante ne bii tey ñu ngi ñaan ñëpp tey nu dellu si seen xel bañ defati lu mel nii ak lu mën xewati rek nañu ànd ak suñu sago toog xoolaat xam ni lii baaxul. waaw jamono jii dal am na ci diwaanu Ndar Géej ndaw yi dellusiwaat seen i kër ñi ci gën a ñàkk nag jamono jii ci xeex bi mooy gérant station yi jaaykat yi ak ñi nga xamante ne ay particulier lañ. Ousseynou bokk na ci Auchan yi nga xam ne nag ñu ngi woon fii ci réew mi jamono yi itam ñu amal ab lim boo xamante ni ci ay Auchan ndaw yi daal dañ koy caxatee mu mel ni nag Auchan wa nekk ca Fann Résidence itam ñoom itam daañu rek ubbi mu mel ni ki tey ji lay doon donte yàqu-yàqu yi mi ngi am Mame Makhtar teewul ñoom seen ak taxawaay coppi wuñu ko benn yoon bëgg rek lu nekk ci askan wi bu ñu ko soxlaa bu ñu fa ñëwee daal di ci jotee loolu itam mu mel ni signe la woo xamante ni mënees na koo rafetlu. maa ngi rafetlu surtout élément bi ngeen jàllale ca Ndar te muy dëggal ni infrastructure yi ñuy daj yi infrastructure industrielle et commerciale nasaraan yi cote moomuñu ko dañ ko bokk ak ay doomu réew mi te ñun amuñu droit di jeter dans les rangs des chômeurs ay jeunes yoo xam ne comme ñu doon manifester daan am ay teraanga di yóbbu di ko jox seen njaboot voilà kon loolu rek déjà
information bu ñu war a yaatal la parce que xale yu bari ils sont sous-informés. te xale yi bëgguñu di gaañ seen moroomi xale. alors kon nag maa ngi sant seen correspondant bi nekk Ndar indi ay éléments yu am solo. te mu mat a yaatal. léegi nag li ci am solo mooy comme que ñëpp d'accord nañu ne ñëpp nag. les manifestants ak état beeg ñeneen ak victimes yi que toog waxtaan rek fi sës. ak ki la faute du neex a. waaw xam nga yow yaa ma fàttali benn jàngale ko ci Barma ne nga ma fàttali xuloo la. waaw moo tax bëgguma ñu ñëwaat ci dara loo xamante ni voilà moo tax bëgguma dellu ci histoire bi. dama ne léegi ñëpp d'accord nañu ne waxtaan moo fi sës. parce que ñëpp loru. victimes yi waxi noppi surtout ñi ci am gaañ-gaañ wala ñàkk seen bakkan ñu delluwaat di leen yeesalaat njaalu. le collectif des médiateurs religieux pour la paix civile te Abbé Jacques Seck jiite ko. ñu leen di jaal ñun sax après am nañ programme pour wër jaale leen ñëpp loru. à part ñooñu. yéen itam loru ngeen. parce que ay wi dal na ci seen kaw ñu ngi leen di masalu. merci jërëjëf woowoon naa Bouba Ndour di ko masalu. jërëjëf. soxna Innocence Tab loru na. ndax nelawatul. lekkatul ak xel mu dal. ndax kuréel bi ko président la République dénk loolooy liggéeyam. au conseil du dialogue social. kilifa diine yi sànq église bi wane na ko ñoom itam nelawatuñu. kilifa aada yi nelawituñu. les émissaires des khalifes généraux ñoom it def nañu déclaration bu am solo démb nelawatuñu kon mbir mi ñëpp am nañu intérêt à ce que jàmm dellu si. jàmm pour mu dellu si nag buñ ko patam-patamee. buñ ko baakale nañu toog les yeux dans les yeux ñu waxtaane de ce problème en profondeur. parce que buñ ko mëppalee li ko ci Barma di wax boo fekkee ay xal yuy nes yi nga fab doom muur ko. xal yi dañu gëmm rek de. waaye bu ngelaw li ofee. ñu newaat nañ ko waxtaanee mu bañ am benn tabu. ñu waxtaanee ko jàmm daal di dellusiwaat ci réew bu Sénégal. tax na itam mouvement pour la défense de la démocratie daal di annuler marche pacifique yi nga xam ne namoon nañ ko amal ni ki tey jëm ëllëg mu mel ni itam loolee bokk na ci loo xamante ni daañ ko rafetlu ndax itam dina tax jàmm daal di dellusiwaat ci réew mi. du mooy kuréel bi Boubacar. ñoom Cheikh Tidiane Dièye docteur Cheikh Tidiane Dièye ak voilà. ak jiite waaw parce que. wax dëgg yàlla ak société civile bi. maa ngi jaarale message ci Zakaria bu parti réew mi. mu jébbaloon leen ko parce que ñun on comptait passer les voir. ci wàllu dox tànku jàmm rek waaye ci diggante bi nag ci la yàlla indi chamboulement président de la République programmé message am pour 20h. kii ndey mbili gi di Ousmane Sonko programmé bosam pour 18h. alors loolu tax na am nekkatul urgence pour ñun mais incha allah bu yëf yi dalee dinañ leen seeti. parce que ñoom ay acteurs économiques ay acteurs politiques ay acteurs citoyens lañu war nañ leen boole ci waxtaan bi. kon nag waxtaan bi daal ñun noonu lañ ko gisee na yaatu su ma sañoon nag président de la République dénk ko au conseil du dialogue social mu parrainé ko nañu woo société civile nañu woo parti politique yi. ku mu intéressé rek nañu woo kilifa diine yi nañu woo kilifa aada yi ñu ne nag dañu jógee ci crise bu metti dëkk bi loru ci ba am bakkan yu rot. qu'est-ce qu'il faut faire. parce que wolof dafa wax ne ku artuwul di nga àtte tubaab ne il vaut mieux prévenir que guérir waaye musiba du am rek nga mëppal rek ne jàll na. nga baal ma parrainage boobee nga xam ne Mame Makhtar daal na koy wax yow. en tant que ki nga xam ne moom moo jiite au conseil ndax itam noppi nga ngir daal di amal mbir mu ni mel. déet xam nga sànq dama fi wax tuuti le lien bi nga xam ne dañ ko instauré ak chefs religieux yi. am na sax film. def naa jox nañ la yónnee nañ lañ ko avec les chefs religieux. donc loolu dafa nekk suñu quotidien concertation consultation te conseil yi nga xam ne ñu ngi may déglu xam nañ noonu la ñuy liggéeyee. balaa apaisement am sama vice président parce que dama am vice président. Pape Birama Diallo. dañoo waxtaan mu ne ma jaral na ma suba. ñu def tournée bu gàtt bu discrète. far yàlla def indi déclenchement. mais terewul li ñu nar a gérer nañ ko mais balaa ñoo yegg ci loolu xam nga président discours am dafa ay ponk yu bëri yu mu wax. président dafa am ay pouvoir yi nga xam ne il est déteint du fait de sa posture de chef de l'État. pouvoir qu'il ne peut partager. mais mi ngi def concertation parce que daf ko inscrire. ci démarche inclusive wax na dialogue national bi nga xam ne daf ko fi def parce que bëgguma mu nekk ay superposition de structure nit ñi tollooguñu fu ñu yeggee ay parrainage parce que président moo yore
la clé c'est la clé de voûte. Donc ñun ay mission la ñu am on les détient par décret mun nañ gérer de dialogue social bi c'est tripartite. ñun moom la ñu am ñun ñoo ko yaatal dugal ci les chefs religieux. dem gox yi nga xam ne moom laa lim sànq ba ñooñu actuellement c'est presque des sortes de consultants extérieurs mais moom moo xam naka la gisee mbir mi yeggaguñu foofu man li ñu ñëw ci apaisement bi je pense que notre voix elle porte je pense que jeunes yi nga xam ne ñi ngi continuer je pense que ñu ngi seetaan di déglu aussi nekk ci ay environnement yoo xam ne ñëpp bëgg nañu apaiser ñi ñuy tooñ yoon mën na leen topp parce que dem fekk bërëb liggéeykaay nit jël ay biens sans son autorisation c'est ce qu'on appelle du vol. Tout simplement donc lu ñu bëgg a apaiser il faut que aussi ñu xam ne dëkk bi tamit dafa am yoon les gens dañuy sonn pour mettre en place leur structure bu ñu dem yàqal leen li nga xam ne moom la ñu am. Crise bi jaar na fi mais il y a des questions qui va les indemniser président décision bi mu jël pour les familles loolu du lu bees daanaka vraiment waxuñu fi lu bees parce que président foofu la plupart du temps dañuy jàppale les familles endeuillées. Donc loolu je sais pas kii dafa def proposition am je crois dans son discours. Mais vraiment c'est le président. Dans sa posture chaque fois loolu la ñuy dawal yërmande pour jàppale les familles endeuillées. Léegi li ci des pour la jeunesse président bu yàggul dara il a mis en place le Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Société civile la société civile siège jot naa décret bi mais foofu dafa am loo xam ne. dañ ko mentionné ci décret bi la société civile représentative loolu tamit beneen affaire la parce que société civile tey bon man personnellement je me pose la question de savoir nga baal ma milliards yi nga xam ne dugal nañ ko ci emploi des jeunes boobu ak léegi dañ koy dégg fan la dugg. non milliards yi ñëw na baax na saa su nekk ñu koy fàttali askan wi ndax itam question bi le bu dul man képp ñu bëri na ci ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi ci réew mi saa su nekk ñu ngi koy laajte. xam nga nit ñi dañuy wax nii rek dégg nañ ay milliards. Mais il faut faire le rapport les milliards et la population jeune. Qui est censé augmenter d'année en année. Il faut qu'on ait des statistiques claires sur cette population qui est concernée par l'emploi. Te loolu, c'est les structures qui sont là qui peuvent le faire, peut-être appuyées par l'ANSD, l'Agence nationale des statistiques. Il faut qu'on ait des statistiques claires. Parce que tëb rek ne 30% la 35% ñi fan lañ ko teg. Man vraiment je veux travailler de façon rigoureuse. Man lu may liggéey dafay nekk sur des données qui sont certifiées. Donc la population jeune il faut que ñu mën a xam de tel âge à tel âge ñan ñoo ci jàng avec un travail très pointu de l'ANSD parce que man mës naa liggéey ak ñoom ci informel bi. D'accord. Je sais que am nañ capacité président bu leen ko sasee ñu génnee ñu ay données statistiques sur les jeunes les tranches concernées le niveau d'études ak ñi nga xam ne aussi jànguñu. D'accord. mënuñu gérer benn affaire. D'accord. Parce que aussi xale yi il faut ñu wax ak ñoom. parce que koo si dalal école. bu toogee ne bëggul jàng mënoo ko dugal te demul nekk apprenti boo nekkee apprenti ñu ne entreprise familiale tu n'as pas de couverture. amoo salaire bu baax ki ngay liggéeyal. bu xëyee may la dara ñu ne apprenti. bokk na itam donc il faut que. qu'il y ait une étude. sur ces questions. D'accord maximum d'exactitude et de précision lay waxee waaye itam bokk na ci leneen loo xamante ni njiit bu réew bu Sénégal daal na koy fësal ci li nga xam ne rek moom moo di discours am daal di toxal waxtu couvre-feu bi jëlee ko 21h yóbbu ko 0h maanaam minuit jàpp 5h du matin xam ngeen ne couvre-feu bi ñi mu soxal bokk na ci Ndakaaru ak itam Thiès suñu ndaw la nga xam ne itam moom moo ñu teewal ca diwaan bu Thiès daal dinay waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo li ñu xamle moom moo di lu mel lu leen gënal la ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. njiitu réew mi dogal ne nag couvre-feu bi dinañ ko yéegal minuit ba 5 heures du matin ñenn ci ñi nga xamante ne daje nañu ak ñoom di ay dawalkatu Jakarta ay jaaykat yu nekk fii ci marché central bu Thiès rafetlu nañ ko lool. allègement couvre-feu bi c'est quelque chose à nouer, c'est extraordinaire quand même parce que mbir mi métti na te yàgg trop di espérer aussi d'ici le 20 que dina ko jeexal carrément totalement ku ci nekk def vague de ses occupations parce que ça fait mal vraiment. 3 mois nga tëj Thiès tëj Dakar métti na trop am na liggéey yoo xam ni à part de 18h la jëm 22h dem 0h
kon tey soo tëjee 21h wala 20h léegi nit ki war a wàcc place am jugee koñ ak koñ war a wàcc 16h wala ñibbi tout le temps difficulté yooyu mu apporté lii yëpp quoi problème yëpp quoi. ñu bari nag dinañ gis ni président dafa dellu ginnaaw alors que dellu ginnaaw quoi li mu wax rek dëgg la quoi dafa déglu askanam quoi ba pare dégg askanam quoi loolu moo ci am solo quoi. soxna si ñi ngi dajoog moom wax na ne couvre-feu bi nga xamante ne dañu ko indi woon ci 9h ci guddi li mu yàq seen liggéey bari na lool. wax dëgg yàlla amoon nañ ci ay jafe-jafe yu méttee métti parce que liggéey bi doxul woon lépp taxawoon na parce que guddi gi la nit ñi daan ëpp lu ñuy génn la plupart mais 21h bi xam nga day gàtt parce que 19h rek après 21h bi day gaaw mais ni mu nekkee 0h wax dëgg yàlla arrangé nañu benn côté dina baax parce que balaa 0h di nga mën a wàcc ay 23h et quelque ñibbi dallu. waaye nag ñenn ci waa Thiès ñi ngi sàkku nag ci askan wi ñu gën a taral xeex bi jëm ci wàllu mbas mi topp digal yi bu ñu ko moylee feebar bi li muy gën di jolli dina tax képp kuy góorgóorlu bala ngaa jógati dina met. jërëjëf Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel na la bokk na ci dogal yépp nga xam ne njiit bu réew bu Sénégal daal dina koy jël maanaam jox na nopp ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi Mame Makhtar yéen itam à votre niveau ndax itam jàmm rek dañ koy wax waaye itam doon na loo xamante ni daañ koy jëmbat foo ko jëmbatee fa nga koy fekk ndax yéen a ngi dox tànku jàmm rawatina ci jamono yi nga xam ne nag Sénégal réew mi xaw naa coow li xaw naa bari donte yéen a ngi ci doon dox boobaak léegi. waaw dëgg la jàmm moom dafa yaatu. parce que boo koy jëmbat doo ko waroo jeng. dégg nga da ngay boole ñëpp ci sa yéene. li ci des nag suñu borom a koy mottali. par exemple def na ñaari weer boobu du woon collectif religieux yi sax waaye Jamra defoon na communiqué ñaan état bi ñu xoolaat couvre-feu bi. dëgg la lu baax lañ ci jublu ndax président Macky Sall décrété wu ko par hasard rek. il travaille en étroite collaboration ak way Kër Docteur. C'était pour renforcer les mesures barrières waaye itam dafa am ay conséquences sociales très dramatiques. benn rek laa ci cité mooy maire yi jaay fonde guddi. ak cere aussi ak cere. ndax ci la ñuy foraatu akas néew di dimbali seen i borom kër. pour borom may ga yi également ñuy jaay may ga. lu mu ngoog ñooñu itam dafa leen gàllankoor. parce que guddi la ñuy liggéey. gàllankoor na tamit famille yu néew doole yi parce que genre Cheikh Diop yi nga xam ne dañuy joxe dépense añ joxaas ndekki reer ñu joxe dépense bu biftek ñun baa doole yi amuñu ko kon dañuy fa suñu doom yi ku ne ñu jox la 200 300 ne la demal ca maire fondé mu jaay la nga am loo diisale sa biir balaa ngaa nelaw famille yu néew doole itam couvre-feu bi daf leen gàllankooroon kon nag mënuñu lu rafetlu président toxal ko de 21h à minuit lu waay mën bëgg a dox ko parce que lu waay bari dox defe naa ba minuit moom. lépp xaj na doy na sëkk. rawatina léegi. vaccin yi ñëw na. kon nag raison de plus pour alléger le couvre-feu. kon nag couvre-feu bii ñu allégé. man gëm naa ne dana bokk ci wàññi pression yi bu baax parce que dafa augmenté woon la pression sociale. ñu bàyyi xel ne itam fêté nañ le 2 bi passé. anniversaire bu triste sax. mooy bi fi musiba bi duggee. di Covid-19 bi le 2 mars 2020. ba mu fi duggee yéen taskatu xibaar yi yéen a ñu xamal ni. que cas importé la woon maanaam bitim réew la jógee. waaye dañu jógee mars ñëw avril rek juróom-ñaari bakkan rot léegi diggante marsu daaw ak marsu ren. ñu ngi ci 900 morts kon lii du affaire caaxaan lu am la 35 000 personnes infectées kon nag. kooku mooy le véritable ennemi commun. noonoo bu sew yii ñuy def ba mu jural ñu coow lu metti fan yi passé te yàlla bu mu fi dellu si waat bii mooy noonoo bi jaro noonoo na ñëpp jóg joxante loxo ñu noonoo ak moom xeex coronavirus bi buñ ko mënula xeex daaneel ko waaye nañ ko néewal doole lool parce que coow li am temps yi ba mu lot kenn sóoraatul mesure barrière yi xale yi dañ foog masque yi sànni fële mais coow li Mame Makhtar yéen ci seen wàllu bopp bokk ngeen ci ñi nga xam ne ñoom ñoo indi saafara yi ndax itam bi nga xam ne la kilifa diine yi génn ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu politique yi doon ci ay cëslaay itam bàyyi nañ leen xel bu baax a baax ndax itam yéen jotul ñu daal di leen di dugal ci lépp loo xamante ni rek laale na ci réew mi. waaw wax naa la ñun ñu ngi liggéey avec le Haut Conseil du dialogue social. ñu gën leen cee dugal je veux dire. nettali naa la ay dossiers de passif social yoo xam ne ñoo ci ànd di ci liggéey j'ai cité le cas de la Sénélec peut-être qu'il y en a d'autres. waaye dama wax ne que jamono bi kuréel bi Abbé Jacques jiite. te ñun ñu bokk ci jamono bi muy jóg. dara xewul woon. dañu nekkoon ci à peu près 45 blessés dont le cas le plus grave. moo doon cas wu Boubacar Ba nga xam ne dañ ko amputé woon du bras droit. parce que boobu dañu bëggoon jëfee li Kocc di wax rek ne
xuddi ko balaa ngaa lakkale. Malheureusement nous n'avons pas été suivis. bi bakken yi doogee rot nag. ku nekk jóg. mën nañu lu sant leen parce que wolof dafa wax ne lu kenn mën ñaara ko dax. waaye nag bu ñu yem ci songum gaynde mooy mbir am rek nga jóg def lu rëy. médiatiser ko ba pare kenn dootu la gis. nañu assurer une présence permanente sur le terrain. ñu nekk ñun ñëpp. ay sentinelles vigilantes. pour suñu jàmm ji kenn bañ ko yàq. soit muy au niveau interne wala externe li tax ma ne au niveau externe. cité naa bërkaat yi démb ci micro sa naataango bu RFM Assane Gueye. le cas de la Syrie et de la Libye. c'était parti de problèmes internes qui pouvaient être gérés à l'interne ñu sàgganee ko mu envenimé wu. D'accord. léegi nag comme que dëkk yooyu ba ñuy joxe seen i attributions pétrolières et gazières. y a des firmes qui ont perdu ce marché. dem engager ay mercenaires pour jëfee loolu Kocc Barma di wax. du ma lekk ci cere ji waaye dinaa ci xëpp suuf. ba Syrie yi ni depuis 12 ans mënu fexe ba jóg. ci dëkk yooyu loolu nag nañu fexe mu bañ ñu dal bu ñu accepter. que des forces négatives étrangères profiter ci suñu mbir mi jaxase suñu réew. D'accord. bu ñu nangu ay mercenaires di fi dugg. te lii xew. bokk na ci li fi indi mercenaires yàlla na ci yàlla musal. yaa ngi wax sànq ay dëkk lim ba ci mel ni lu ci mel ni Syrie tey jii Sénégal toll woon na foo xamante ni wala boog toll na fa ba tey ci dëkk yi nga xam ne bu ñuy wax wàllu démocratie exemple lañu ci lu ni mel ñëw dal ci suñu kaw tey jii néew na ñuy wax ab bilan ndax itam loo xamante ni dëkk day wëy mais wàllu démocratie jamono yi tey jii boo ko doon natt fan la toll fii ci réew mi. defe naa je ne vous apprends rien gis nga médias internationaux yi. RFI France 24 agence Sud Argélie Presse Service. koo ci dégg. ca tàmbali kàddoom dafa ne ce pays a toujours été un exemple de démocratie dans la région ouest africaine. kon loolu déjà ndam la. nañu fexe mu bañ ñu rëcc. yàlla dogal nañu crise bi yàggul. gis nga fi mu ne lépp dal na te maa ngi gërëm au passage waa FD nag FDR. ñi bàyyi ñi annulé mouvement bi waaw ñi bàyyi seen marche bi. maa ngi leen ciy gërëm. M2. voilà parce que bu ñii di gas ñii di suul. du sotti kon ko ñoom ànd nañu. pour s'inscrire dans cette dynamique d'apaisement et de décrispation. nañu leen féliciter. ñu ngi féliciter Boubacar Ba. féliciter Cheikh Tidiane Dièye docteur Cheikh Tidiane Dièye ñoom ñëpp liggéey nañ ci ak société civile bi. voilà ñoom nag qu'ils se tiennent prêts. parce que ñun dañu bëgg lii président Macky Sall la wax. te lii nga xam ne tam mooy yéene Ousmane Sonko. ñu jëfee ko. c'est-à-dire bu mu yem rek ci ay chiffres. ak de belles déclarations d'intention. nañu fexe samp benn kuréel. qui sera chargé d'assurer le suivi de la déclaration des uns et des autres particulièrement ñu taxawu jeunes yi particulièrement les jeunes diplômés sans emploi ñu taxawu leen waaye nag dañu may yóbbante mooy xale ya ñu refoulé woon d'Espagne. waaw ñoom tamit nee nañ lañ leen boole ci waxtaan wi parce que di nga ci gis koo xam ne dafa dajale pendant 2 ans 3 ans 300 000 500 000 fay ko benn passeur. mu dem ba ne cëpp. sur la base d'un accord entre le Sénégal et l'Espagne ñu rapatrier ko. nee na ba ñu ne cëpp aéroport amuñu lu ñuy ndàmpe lu dul benn sagaru 10 000. kon ñooñu bokkoon nañ ci manifestation yi ñu ngi ak seen mer kon nag ni ko soxna Innocence waxee. na nekk benn lël boo xam ne c'est inclusif. bu ñu beddi kenn. d'accord voilà ndax am réew dañ koy pencoo wala kenn du ko lu mu ci mënti doon aw réew dañ koy pencoo. amal waxtaan ci suñu biir voilà kenn du ko pàccoo amal waxtaan ci suñu biir ndax itam ñu ni nen la ñun ñoo bokk li nga xam ne moom moo di suñu Sénégal sànq yaa ngi koy wax mouvement pour la défense de la démocratie doxu ñaxtu wi nga xam ne ñu ngi ko doon bëgg amal tey ak itam ëllëg mujj nañu ko toxal mu mel ni nag Innocence Ntap mu mel ni wàllu démocratie ci réew mi tey jii boo ci doon def aw xayma lan lay doon. man de ba tey de maa ngi naan Sénégal c'est la vitrine. de l'Afrique. man de foofu laa jàpp. nee naa sànq délit d'opinion amu fi. mais bu ñu xoolee ci situation bi ñu vivre dañu naan interdiction des marches et tout. dafa am man xam nga dama metti invité loo tax parfois da ngeen may woo du ma nangu ñëw parce que. état boo koy gérer. dafa am noo koy gérer da ngay am. une masse d'informations sur la base desquelles tu prends des décisions. du question pour bañ kii mu marche rek. parce que am na ñoo xam ne Covid bu fi amul woon. événement bi bu fi amul woon bu ñu wootee. place de l'Obélisque kenn du fi ñëw. dañu waxante dëgg mais comme on dit il y en a qui rentrent dans des opportunités du ma loolu c'est ce que je peux dire bu ma bëggee rafetal loolu laay wax. utiliser ay opportunités. pour se repositionner
loolu yëpp parce que loolu tamit ay jàngat la ñun man tamit politologue laa leneen may invité ci plateau yi. d'accord amul benn problème. boo gisee sax ma gëj fii sànq dafa wax mais bëgguma ci woon wax. dafa wax ba tudd sama borom kër loo tax boo leen ma wooyee parfois damay waaf. parce que dafa xaw a nekk lu diis. mais ma koy sant da nga am sa kaddu. dëgg la ci dëkk bi itam. waaw dëgg la mais xam nga foog nga jël temps parce que tamit ci kii environnement social la ñu nekk. donc loolu yëpp na nga koy gérer. loo tax bi ngeen ma woowee tey dama ñëw. d'accord ñu koy rafetlu itam ngeen di ma woo. man décryptage discours yi maa ngi ci. parce que discours boo koy décrypter. ni ngeen di wax journaliste yi. dafa am axe yu bëri axe d'intervention. gis naa axe président gis naa axe monsieur Sonko. Je pense que y a des réglages à faire peut-être que ñoom am nañu possibilité pour gis ko wala yooyu man gisuma ko peut-être am na ñu ma xam ci ay environnement mooy ki ko remplacé woon ci syndicat bu impôt et domaine ñoo xam ne ñoom ay liggéey ñoo doon bokk liggéey parce que man syndicat yi ñooy sama premier interlocuteur. mais terewul ci mbir mi mën naa ko conseiller. boo gisee ma ne la man waxaguma ak moom. parce que dafa bokk foo xam ne ñoo ko bokk. muy Casamance. man Casamance allumette sax bugguma mu tàkk fa. allumette. bugguma sax mu tàkk fa. bu dara amee ñu ne Casamance la xewee damay tiit parce que Olof Njaay dafa ne boo amee góom bu wéragul da ngay moytu nga gaañu si waat. loo tax bugguma dara loo xam ne day jógee gox boobu. il ne faut pas nag dans nos ambitions ñu occulter loolu ñun lañu porter président dafa ne nous avons une histoire commune un commun vouloir de vivre ensemble. mooy définition nation bi dañ ko consolider bugguñu ko koy salfaañee mu jaaree foofu ñun duñ ko nangu dafa lañ dëkk. te daf ko bokk ak ñun benn ñaar dañu dégg discours yi moom wax na ko kuy wax ak moom dañu dellu ci jàmm parce que ñii génn du moom de mais contexte social bi moo diis sénégalais kenn mënu koo tëj France sax tey effet confinement bi dafa tax psychologue yi sax ñu am rôle. Sénégalais kenn mënu ko tëj ñu bëri ci askan wi ñu ngi doon wax lépp lu ñeel wàllu suñu liberté dañ koo xaw a salfaañe. non mais c'est le contexte bu ñu demee ba jël benn loi. bu bees. bi ñëw réglementer ni catastrophe sanitaire mais dafa am lu tax c'est pas parce que bi mu koy def est-ce que xamoon nañ ni fii la ñuy yegsi. mais le contexte sanitaire man bi ma fii ñëw laaj naa est-ce que am na distanciation wala damay sol masque. yaa ngi dégg parce que tranche d'âge à risque laa bokk. donc il faut que nit ñi ñu intégrer feebar bi. président c'est le premier responsable xam nga nit ñi. bi coow li amee dañu naan président na wax ndax moom mooy jiitu réew mi mooy lii dañuy jël yëpp delloo la ko. mais en même temps dañuy def ay discours yoo xam ne tu te demandes sax ndax respecté nañu institution bi. président na wax moom moo njaboote ñëpp. na wax déglu naa ko fii. d'accord mais en fait. il a une responsabilité morale. d'accord vis-à-vis de son peuple. te mu ngi koy assumer. jërëjëf sa kàddu bu mujj lan lay nekk ak tolluwaayu réew mi. man de lii ñëpp woote. jëmale benn côté jàmm. moom la ñu wax. Sénégal loolu la ñu xam mënuñu nekk ci mbas mi. mbas mi am lu mu yàq lu bëre ci koom-koom bi. may rafetlu nag parce que samay partenaire lañu. taxawaayu CNP. bay di aan jiite ko. taxawaayu CNES. ñoom moo taalaka nekk fa ak ñi mu àndal ak Kader Ndiaye. di rafetlu waa MEDES. parce que dinaa fa taxaw parce que Mbagnick dafa am lu mu yàgg liggéey ci emploi bi. jërëjëf ñu gën koo jàppale. UNACOIS waxi noppi parce que secteur informel bi. Idi Thiam moo fa nekk. ñu génnee déclaration. pour wax aussi seen xalaat ci réew mi. donc c'est important. que ces voix-là autorisées. leen di dégg. d'accord parce que bërëb liggéeykaay secteur privé. mooy créer richesse. État day créer environnement. favorable. pour les investissements. Auchan bokk ci ñuy investir li may wax dafa am lien
dafa am un lien boo xam ne foog nit ñi xam ko li ñuy wax nii ay sénégalais ñoo fa nekk dañu leen bàyyi liggéey seen liggéey ndaw yi nañu gérer seen avenir président mu def un diagnostic précis clair mu xool structure yi mu seet ndax am na ñu ci am njëriñ wala amuñu ci njëriñ 300 milliards yi génn ñu jàppale xale yi ci jàppale bi aussi dinañ ci ràññee ñi nga xam ne mën nañ def auto emploi ak ñoo xam ne mën nañu def auto emploi yëpp diagnostic la mais état bu tolloo fenn ñëpp siy jàpp ñun ñu continuer dialogue bi nag dinaa si wax tuuti ndax kuréel bi ni mu bindoo société civile mënu si bokk mais mën nañ laaj seen xalaat te loolu la ñuy def bés bu ne parce que xam nga réew ñëpp bu ñu bokkee benn kuréel day am problème parce que toog nañ fi ñu naan sëriñ si waxuñu tey sëriñ si ñi nga assemblée sëriñ si am na ñu nekk conseil économique sëriñ si ñenn ñi ñu ngi HCCT d'accord ñun rek ñoo fa amul sëriñ waaye nag dama leen may cër di leen di laajte di waxtaan ak ñoom ba am ay couloir de transmission loo xam ne lu am dama leen di woo informer leen wax ak ñoom loolu ñu dox ko depuis ndeysaan sëriñ si fi jaar yëpp ñu nekk am instauré daal un dialogue permanent avec eux donc loolu la ñuy wax parce que aussi sëriñ si am na ñoo xam ne daal ay intellectuels lañu d'accord faw ñu nekk ci kuréel yi mais nag bu ñu def un mélange de genres ndax kilifa foog réew foog mu am recours médiation foog mu am koo xam ne bu ñu demee ci moom dina mën a atte mais bu ñëpp bokkee day daal di jafe. day daal di jafe waaye itam 300 milliards yooyu nga tudd bokk na ci li nga xam ne rek ñoom ñoo di ndaw yi li ñuy laaj Mame Makhtar sa kàddu yu mujj lan lay doon. waaw kàddu yu mujj yi day xanaa di ñaan suñu borom kàddu yu rafet yi fi jib démb. te ñu médiatiser ko bu baax. ñu toftal ci ay jëf. à commencer par le président Macky Sall. yëkkati na kàddu yu dekkalaat yaakaar. ci xolu ndaw yi ci wàllu. financement de projet de jeunes waaye wàllu tamit jàppale les jeunes diplômés sans emploi yàlla na suñu borom def ay jëf topp ci Ousmane Sonko itam jël na engagement ñu ngi koy fàttali ne ginnaaw bu ñu rafetalee kàddoom ci appel bi mu lancé aux rebelles Casamance ne leen na ngeen déposer les armes auprès de l'armée régulière sénégalaise te bu leen yem ca loola na ngeen bokk ci opération de déminage yi ndax population civile yi mën a dellu seen tool ñu ngi koy ñaan appel boobu na koy di baamtuwaat alors ba tax na kon ñun mënuñu dul tëj rek ñaan suñu boroom mu sàmmal ñu suñu kilifa diine yi su ma ne kilifa diine yi nag amul xaaj ak seen muy waa ahlu tasawuf ci kilifa diine yi lañu ahlu sunna ci kilifa diine yi lañu église bi ci kilifa diine yi lañu ñoom ñëpp yàlla na suñu boroom ñot di seeni fan te mu ànd ak wér saxal leen ci kanamu njaboot gi ba mu yàgg lool. yal na yàlla dàqal Sénégal seytaane. def jàmm ci réew mi. làqal ñu Sénégal fu yàq yeegul. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf loolu jàmm moo ko gën mbokk yi mu nekkoon Mame Makhtar Gueye yor kàddu collectif des médiateurs religieux pour la paix civile ñu doon dalal itam ki nga xam ne moom moo di Innocence Ntap Ndiaye di présidente bu au conseil bu dialogue social ñu leen di jaajëfal ñoom ñëpp ci waxtaan wu yaa wi nga xam ne séq nañ ko ak ñoom. bi ñu dooree jotaay wi ba tey waaye tam ñu wax ci leneen loo xamante ni bokk na ci tolluwaay réew mi mbokk yi di mbas mi ak tolluwaayam boobaak léegi jàppale ne lu tollook juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ci ay doomi aadama daal nañ ciy dëddu ni ki démb juróomi nit ñoom ñoo toftalu ci woowulee lim juróom-ñett fukki cas positif la ñu am ñaar fukk ak ñaar ci ay cas contact juróom fukk ak juróom-ñett ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan dañu ko jëlee fanweer ak juróom ñett ci ay cas grave la ñu am jamono yi nag ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram bu baax a baax ñu egsi itam ci weneen a ponk ci la jotaayu xibaar di li ci yéene kaay yi. kaddu yu président de la république Macky Sall ak yu président bu Pastef Ousmane Sonko yi indiwaat démb ak dal ci réew mi ginnaaw fitna gu rëy gu fi yeewu yóbbu bakkan gaañ ay doomu aadama yàqi alal ci observateur Alioune Tine njiital Afrikajom Center di ci dikkaat ci nanu doxee wëree jàmm ji ba mujj ko am mu ne ca njëlbeen rek la njort crise bu rëy dugg ci réew mi ndax benn mu ne personnalité ñaar ñi ko séq di Ousmane Sonko Macky Sall fekkoon na booba mu ne mbas mi teru ci réew mi teg ci it fippuk Casamance gi ak it
it ndaw yu ànd ak Ousmane Sonko ni nu jatoo fippu Cheikh Tidiane Dièye di wala réem bu yàgg moo ni ko grand faaw nga jóg mu ne ci lañ daal di dem gis benn jegeñaale président ngir am ab audience ci moom njiitu réew mi naka noonu it ci ndimbalu Moustapha Diakhaté ci wàllu li nga xamante ni mooy wër ak jàmm gi Moustapha Diakhaté wane ci xereñ lool ñu dem it mu ne seeti Thierno Madani Tall ànd ci ak Cheikh Oumar Sy woo Cheikh Tidiane Sy Al Amine waxtaan ak Abdoul Aziz Kébé naka noonu di Serigne Mansour Sy Djamil ngir it Tiwaawan jàpp ca woo it docteur Cheikh Gueye ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mbacké Sakho ngir it kër Cheikhul Khadim jàpp ca ak it kër diine yeneen yi wax na it ñu ne ak langu politique gi lépp nag ci kaw plateforme bi di jàmmi réew mi ba tax démb Sénégal am dal kilifa yi waneb sago enquête ne waaw waaye jàmm ji daanaka safewul ndax fekkoon na booba bakkan yu bari rot yàqu-yàqu yi naka noonu ñu bari am ci gaañu-gaañu bokk na ci tiis wi dal agent GIGN bi di Mohamed Ka mi ñàkkub loxoom ak kenn ci manifestant yu jawube bi nettali ci observateur ni ñaareelu balu fital bi bënne biir ba ci Le Soleil président Sall naan ca ndaw ñi xam naa fa ngeen waxee nangul naa leen seen yitteekuk njaaxle ndax ñàkkum xëy ak it at ba fi mbas mi teeroog léegi sa ngëm loo leen Vox Populi ne gannaaw juróomi fan yi fitna sagoog ràññet li dikkaat na donte nag ci ay wi Sud Quotidien dafa gis ne démb président Macky Sall dafa jiital dal ci mbir yi waaye Ousmane Sonko moom daa solaat mbubbam opposant ba ma nga naan ci yéenekaay bi moom jiital Pastef askan wi ci boppam li ñu wone fan yi mooy tàyyi nañu lool ci li nga xamante ni mooy façon wu defin wu bon wu politique fii ci Sénégal yéenekaay bi di Le Mandat moom jàpp ne Macky Sall moo dellu ginnaaw Sonko foncé wutali ci moom Sonko source aané président Macky Sall bana ko ak àttekat bi fas yéene nag taxaw ngir ndaw ñi génne $300 milliards ngir seenu xëy Ousmane Sonko moom yéenekaay bi ne door na révolution ba woo na manifestant yi ñu bañ a dem ca palais ba génne Macky Sall waaye nanu xaar ñu ne ba mandat bi jeex lim na nag juróom-ñetti anam di condition yoo xam ne mu ne su matewul nguur gi du am jàmm ba 2024 Le Quotidien ne defante ba démb ci kàddu yi la woon njiitu réew mi woote jàmm xamle tontu yi mu fas yéene indil càkkutee fu ndaw ñi njiital Pastef moom mi nekk ci contrôle judiciaire di ci tuumal njiitu réew mi président Macky Sall di haute trahison sàkku démission laas ne bataaxal ba ndaw ñi yónnee ñoom président Macky Sall tàbbi na dëgg ci noppam ma nga naan ci yéenekaay bi moom njiitu réew mi gis naa ne effort yi ñu def yépp ngir seenam xëy ak formation doyul oyofal naa it couvre-feu bi président Sall ne Sénégal nag genn ak njaboot gi la démb ak taarix moo boole tënk ñépp ñu bokk genn ëllëg gi libération moom ñëwaat ci janoo ba woon diggante Ousmane Sonko ak doyen des juges yéenekaay bi ne ndax la ko Sonko wax mooy amuma kóolute ci yéen ci justice boo xamante ni dafay aar ak a làq nit ñoo xamante ni ay rapport ñoo leen joxoñ juge bu ne ko tere naa la wax ci dossier bi Sonko ne ko ab complot la dossier politique la te dinaa ca wax kenn ci avocat moom Ousmane Sonko maître Ciré Clédor Ly ne li am daal mooy danoo libéré Ousmane Sonko ndax askan wi ci boppam moo taxaw jatu lànk ne kenn du ko jàllale la tribune moom ba tey lu ñeel tolluwaayu réew mi jàpp ne Ousmane Sonko mu ngi ci contrôle judiciaire di may gët gu ko yoon di may gët waaye président Macky Sall moom ci contrôle du peuple la ne maanaam askan wi ci boppam ñoo koy may gët mbëri làmb yi ci réew mi ñoom àddunañ ci tolluwaayu Sénégal ci sunu làmb ñoom ñëpp tiisoo fii nu toll ci réew mi ndax jàpp nañ ne bala nga ni naam ne fa ca nag balaa ngaa làmb faw jàmm am muy nag Balla Gaye 2 Gris Bordeaux Modou Lo ñoom ñëpp ko ni xamee. jërëjëf El Hadji Assane Gueye ci li gënoon a fës ci li ci yéenekaay yi mbokk yi lu ni mel moom moo yëkkati wile jotaay dig daje ngoon incha allah ci yeneen jotaay yu xibaar ci kàllaamay Kocc daañ fi teewaat ngir daal di leen koy jukki lu ma loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futur Média waaye tam di ñaan jàmm daal di dellu siwaat fii ci réew bu Sénégal ndax itam ñu dellu ci li nga xam ne rek moom lañ ñu xamee woon mu di jàmm xamewoo kenn koo xamante ni rek bokkuñu leen ñun ñëpp ñoom ñoo bokk lépp ndax itam Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm